yow ñëw ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yenn waay politique yi wala ñenn nekk ci yenn ci askan wi muy mbir boo xamante ni du wéy te nag doy na ñu daal di koy teg ci suuf ndaxte constitution am na lu may askan wi te dañoo war a bàyyi askan wi mu jël li nga xamante ni moom moo ko moom. moom tamit muy wax ni lii di jafe-jafe yi ñu nemmeeku tey day fësal ni juróom-ñeenti at yi ñu weesu ci Sénégal daanaka askan wi ci nakar rek la ñuy dund ci jafe-jafe rek la ñuy dund loolu la ñu bëggoon wax ki nga xamante ni moom mooy njiit li moom Karim Wade di wëyal di accusé nga xamante ni mi ngi koy mooy pouvoir bi muy dafa jël ay méthodes politiciennes di manœuvrer ngir rek manipuler ay élections te loolu moo ñu yóbbee fi ñu nekk nii moom Karim Wade ci ay kàddoom. wax ne nag Sénégal jamono ji li mu soxla moom mooy nguur goo xamante ni day respecter liberté yi comme ni ñu ko doon waxee sànq ba léegi ci plateau bi day respecter démocratie te tamit li Sénégalais yi bëgg mu ànd seeg ñoom jaarale ko ci li nga xamante ne moom mooy yoon Sénégal goo xamante ne Sénégal goog ay kilifa ay njiit yoo xamante ne yu mat njiit ci seen i doxalin ci seen i waxin ak jiital li nga xamante ni moom mooy intérêt général moom mooy li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggu askan wi fekk mu doon li gën ci askan wi moom Karim Wade ba tey di wax ni nag lenn la ñuy xaar moom mooy ñu daal di teg askan wi ci yoon wu jub yoon boo xamante ne yoonu naataange lay doon ngir ñu mën a weesu mbir yi nga xamante ne ñu ngi koy dund moom muy jeexal rek di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi diine yi si taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko boobu ba tey ak li nga xamante ne ñu ngi koy dolli ci ngir gën a dëgëral jàmm gi fii si Sénégal moom Karim Wade nag lettre bi mi ngi ko bind tey ca Doha Qatar ngir wax ni mi ngi wéyal taxawaayam ci ñi nga xam ne ñoom ñooy manifester. voilà mu mel ni synthétiser na ko lan nga ci jàpp ci quintessence su communiqué bu Karim Wade bi. waaw loolu daanaka damay partager gis-gisu Karim Wade bi ci situation bi ci analyse bi Karim ba mu génnee prison ñu yóbbu ko Qatar déggante nañ li ma ci njëkk relevé moom mooy bàyyiwu fa boppam maanaam nekkewu fa ndax coobareem loolu rek ustaas bu nga ko doon wax sànq ku lu ñuul rey sa maam boo gisee ndobin daw Karim bu waxee loolu moom xam na ko parce que première victime violence d'état bi ci la bokk xam nga dañuy wax violence su manifestation mais fii dafa am benn violence d'état bi nga xam ne depuis 2012 moom la Macky Sall teg fii xupaate dox sa fit wala jëm la galgal wala dugg teg ay dëgg sërëx comme ni mu ko defee ci parrainage man ci 27 candidats yi laa bokkoon maa ngi continuer wóyal sama xeex mën naa leen jox information bi le 9 avril bii di ñëw Abuja cour de justice de la CEDEAO bi ba mu dandalee délibéré bi ndax Covid bi le 9 avril bii di ñëw à 10 heures dana rendre décision pour wax ñu est-ce que ndax jongante yi nga xam ne moom la sawaay ne 58% lañ ko teg tey ñëpp weddi ko est-ce que ndax loolu mën nañ ko considérer comme des élections participatives et inclusives bés bu ñu amee décision bi nga xam ne suñu faveur la àdduna yëpp dañu dégg parce qu'on va en tirer toutes les conséquences de droit mais ma ñëwaat ci discours Karim Wade bi loolu lu mu wax donc il parle en connaissance de cause parce que dafa am violence d'État waxtaan naa ci ak Khalifa Sall dem naa seeti ko ñu waxtaan am ay convergence de vues forte ci situation pays bi ba Covid bi di soog a commencé weer avant demoon naa aussi nemmeeku góor yi papam Abdoulaye Wade ñu waxtaan ci am waxtaan bu xóot ñëpp tey jàngat boobu la ñu def jàngat boobu ñun ay woy politique ñoo ko doon def mais tey sénégalais yi ci boppam ñoo koy jëbbal boppam loolu war a tax sa waay xoolaat toogaayam parce que dëkk kenn du ko jiite noonu maanaam du lu ma la ëppal rek ma jaay la ko wala ma won la ko parce que tey situation bii jot Ousmane Sonko mën nañ jàpp ni ci violence d'état bi nga xam ne moo dal ci Karim Wade dal ci Khalifa Sall moo dal ci moom et que suba dana dal ci keneen comme nag askan bi ñoom nee nañ lu ëpp tuuru moo tax bi paa ñu taxaw tem ne duñu xaaraat te am nañ dëgg foofu donc violence d'état moo indi tey benn violence populaire mais loolu buñ ko continuer day indi benn escalade bi nga xam ne day tas suñu dëkk comme nekkuñu fi pour tas suñu dëkk lu ñu jëmale kanam moo tax ma ne tey foog moom mi nga xam ne mooy jiite mu delloo si xelam way politique yi aussi foog ñu xam ne bu dee dañu bëgg dëkk bi li nga xam ne ñu ngi koy woote
dëgg la ci ñoom amuñu intérêt dëkk bi delluwaat ginnaaw 20 wala 10 wala 30 ans donc luy defar dëkk bi la mooy lan mooy ñu wax ak seeni ñoñ wan leen ni lu situation bi mën a tendu explosive bu leen toj bu leen yàq da ngeen di défendre démocratie da ngeen di défendre état de droit da ngeen di défendre donc liberté mënoo défendre liberté wala ngay xeex pour liberté di salfaañe beneen liberté wu nit wala ngay def li nga xam ne yoon daf ko dàq moo tax fokk aussi ñu xoolaat taxawaay loolu aussi nekkul rek manifestant yi état bu am responsabilité xool est-ce que ndax amul ñeneen ñi ci rax wala ñu am agenda wala est-ce que amul ñi nga xam ne aussi ñoo nekk seen biir am agenda loolu tey ci lu ñu yóbbu en relation ak discours bi moom mooy maa ngi aussi jotali sama jaal ci ñi nga xam ne ñoo ci am ay ñi nga xam ne génn nañ àdduna di massawu ñi nga xam ne ñoo gaañu di massawu aussi force de sécurité et de défense yi président moom moo responsable suñu sécurité le premier des droits de l'homme c'est le droit à la sécurité mais sécurité boobu daf ko war a assurer pour manifestants yi mais daf ko war a assurer aussi pour préposé mi nga xam ne mooy woy takk der yi comme ni ma ko doon waxee amuñu benn peuple policier peuple militaire wala gendarme ak beneen peuple ñun ñëpp benn lañu parce que ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci commandement bi ñun ñoo jàngadoo université Cheikh Anta Diop ñu nekk commissaire de police nekk ay leneen wala ay commandant de gendarmerie ñun ñu nekk leneen donc loolu moo tax bu ñu demee ba dëkk tooy la fii dañu war a delloo si xel yi ñu xam ne tey fii koo fi rey suba mu mbokkam suba nga jaale ko parce que dañoo jegante loolu nag moo tax man silence bi tiis ma bu dee stratégie politique la wala dañ ko conseillé ñooñu joxuñu ko conseil bu baax pour dellu si waat ci jàngat bi Karim wax na ko situation wu Sénégal bi tey sénégalais yëpp a sonn parce que fii dañu promettre woon yoonu yokkute mais tey ku gis nu manifestants yi doxalee nga xam ne fii yokkute maanaam amu fi ndóol moo fi am beneen bi moom mooy aussi politique bi nga xam ne moom la wax na ko moom la ñu teg ci 8 ans yi passé 8 ans yi passé boo xoolee dañu ñëw jël nit teg ko à côté jiital infrastructure ndaam lu nécessaire la man dama jàpp ni booy jiite dëkk da ngay yërëm sénégalais entre faj nit wala tabax arena man damay faj nit ñi bàyyi arena bi parce que fii kenn waru fi dee parce que amul lu mu fajoo et pourtant day am ma ne ko oustaz wax na ko sànq ñi nga xam ne ñooy accoucher di matu di indi la vie perdre la vie donc yooyu moo tax ma jàpp ni politique bi nga xam ne tey ñoom appliqué nañ ko lii mooy résultat wu échec bi léegi nag am nañu possibilité tey ñoom ñu xoolaat seen toogaay peut-être bàyyi fii donc nekk dina nekk en tout cas woy bu rafet ci taarixu Sénégal bu ñu ko deful tam aussi on prendra acte et l'histoire de jugera. maître sax nga koy wax décrypter nga message bi nga xamante ni moom la manifestant yi lancé daanaka Karim même lecture boobu la am na benn décryptage boo xam ne def na ko est-ce que jàpp nga ne ñoom ñi nga xam ñoom ñuy jiite jamono ji décrypter nañ message bi boo déggee discours yi mujj a am laataa ñoo ñëw si chef bi nga xam ne waxaw waaw loolu laay wax bu may wax silence bi moom mooy politique ku tànqamlu maanaam dëkk bi di yëngu nga jàpp RTS comme nu ko Ndiaye doon waxee keroog ñu teg Disney nga ñëw saa yi génnee tweet ne maa ngi doon présider benn conseil xam nga ñun ay sénégalais ñun ñëpp ay sénégalais lañ kenn mënul nax kenn loolu moom mooy rek ngeen faale wu ma leen dégg nañ ko mu ne moom maanaam du gis couleur bu rouge li nekk sa ginnaaw nii alors que quand même ba élection ñëwee dañuy ràññee lan mooy marron beige lan mooy rouge ak lan mooy bleu donc yooyu moo tax ma jàpp ni booy jiitee peuple da ngeen di yërëm maanaam da nga leen di yërëm mais da nga leen di déglu wan leen yëgte parce que ba élection di ñëw ba ngay laaj boppu dëkk bi da nga dem wane humilité bu mat sëkk dugg ci ay néegu ñax ñu wóolu la jox la ko boo toogee nag mënoo ñëw ne da ngay jàpp sa cel coupé wu parce que bés dana ñëw danañ la fàttali que lii nga waxoon lii moo am léegi aussi boo xoolee ci situation wu Sénégal bi daanaka tey wax nga ko ñaari pàcc la moom pouvoir spirituel moom pouvoir politique bi la yor temporel bi léegi pouvoir spirituel bi ñu ngi diisoo peut-être dinañ xaatim benn bataaxal bi nga xam ne danañ wax ak askan bi mais aussi man li may ñaan woy religieux yi maanaam dëkk bu ñu bëggee bu dox